jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision yi TV delluwaat sant suñu borom tabaraka wa taala mi ñu may kattan ak wér ba nu àndaat ak yéen seen émission Kenu Askan Wi mi ko faal di waxee tout le temps day xool actualité bi soxal Sénégalais yi kàddoom jib ci jëm ak invité yi soxal wàllu guddi mel di yëngu ci boobu secteur tey incha allah ñu ngi waxtaanee mbirum transfert d'argent xam ngeen ni Sénégal transfert d'argent fan yi coow li bari na ci bu leen joxee lii di actualité bi faar tey mooy transfert d'argent kenn nga ci ñoom muy Kabirou Mbodj fi ñu toll ni tembe sàng lay yoon wax ni dañu ko daan lu war a mat juróom benn weeri kaso yu muy tëdd ak loo xam day nekk ay ata sursi boole caag fay juróomi miliyaaru alamaan du ñàkk ay avocat am daañu topp mbir ma ci ay appel la ci aju la leen yoon may ci wàllum yoon waaye itam daañu waxtaaneem concurrence bi nga xam dafa am diggante ñi fi nekk opérateur mën naa ko tudd Orange Money wala Wave lu ko jiitu ay tur nekkoon na fi mel ni ki Wari yu mel ni ki xëy na Touba Pay ak ay jooni yooyu yëpp nekkoon na fi waaye tamit gis nañ ni ñi ngi suux ndànk-ndànk lu waral loolu mais dans tout ça lan moo ci bénéfice ak taxawaayu consommateur bi ñun ñi nga xam ñoo koy jëfandikoo waaye tam ñi nga xam ñoo ci liggéey ndax tam entreprise la secteur économique la suñu waxtaan tey ñi ngi ànd ak Ibrahima Khalil Ndiaye mooy sunu gan sëñ Ndiaye ma lay nuyu bu baax. maa ngi lay jaajëfal Modou Mbacké. alors ngay président RENAPTA mooy réseau national des prestataires du transfert d'argent. en même temps ngay coordonnateur du cadre permanent de concertation des prestataires. CPCP. très bien. alors tey bu ñu doon def un peu historique. historique gu transfert d'argent au Sénégal. bien sûr am na ñooñ xëy na ñi ngi fekkee ñuy wax jamono yu gën a gaaw yi. ci ay Wave ak Orange Money. mais pourtant il y a de cela quelques années ci ginnaaw am na yu fi nekkoon. est-ce que moo ñu indil histoire un peu ndax am na ñuy fàtte jamonoy mandat. dëgg la mandat fi ñu ko nekk mandat tey ñu ngi toll fu gën a gaaw. da ciy baax. dëgg la Modou Mbacké maa ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier ci invitation bii nga ñu defal. ñuy am kontaante bu baax di teew pour la deuxième fois ci émission Kenu Askan Wi. nga xam ne ni nga ko waxee noonu rek la nekkee dëgg. toujours day xool actualité lu soxal askan bi mu ñëw di ci jéem a andi ay réponses. li nga wax ci wàllu transfert dëgg la. il serait bien ñu def effectivement historique bi. pour xamal ne bal ñun bu ñuy gën a nekk tuuti tànk xamuñu woon transfert d'argent. parce que wala suñ ko doon dégg aussi ay firmes internationales rek ñoo fi nekkoon. mel ni Western MoneyGram et cetera. donc il a fallu en 2008 mu am courage des Sénégalais en l'occurrence Kabirou Mbodj ak ay associés ñu ñëw taxawal le Wari. mu nekk une entreprise bu ñëw taxaw révolutionner carrément mode de joxandal de xaalis bi. mu am boom am succès am réussite. nekk entreprise bu bëri doole. créer ay entreprise ay travail yu bëri emploi yu bëree bëri. donc loolu ñu dund ko. mais bi ñu ko dundee aussi ba dawal tuuti. malheureusement ñu commencé di si gis ay rëq-rëq. gis nga RENAPTA bii ma jiite tey. naissance am looloo ko waral. ay rëq-rëq yu nga xam ne constaté nañ ko si transfert bi. ay ñi ko doon def jamono yooyu dajaloo. en 2012. chambre de commerce créé RENAPTA pour effectivement défendre seen intérêt ak saytu aussi li ñuy liggéey lan la. si la ñu def ay démarches dem ay BCEAO dem ministère des finances. pour xool déjà liggéey bii ñuy liggéey lan moo nekk si ginnaaw ñan ñooy seen tutelle yan texte moo ko kii. dem ba si ay texte juddu gannaaw mémorandum bi nga xam ne suñu RENAPTA bii ma lay wax. moo ko bindoon jagleel ko BCEAO. BCEAO kon invité ñu. jóge fa tëgg li ñu naan instruction 13. moo doon doxal loolu ñu doon wax cash to cash. ay jooni juddu. ay baraka yu bëri juddu fi. mais malheureusement yooyu tey. même yéen sax sama jumul amoon ngeen seen transfert bopp. waaye diñ demee ba Wari ñëw. ñu am coono yu bëri ak moom daa mujjee nax say comme transfert sûr la ñoo nga amoon en partenariat avec suñu association le RENAPTA ak la Banque de Dakar. dafa mel ni sûr ba tey assuré wul de. non sûr moom mujjul dem parce que si partenariat bi ay rëq-rëq yu bëri dañ ci juddu parce que banquier la rek ñëw nañu mais ñoom en réalité li leen soxaloon nekkalul woon transfert sûr mooy seen produit cash moo leen soxla woon cash c'est de la monnaie électronique mobile banking la mooy li fi nekk tey ñoom ils avaient vu venir ñu investir si dem si délaisser un peu le transfert parce que dañu woon transfert à la kulli àlin ay période am jeex na ils ont vu juste effectivement le cash to cash n'a plus d'avenir mooy koppar bi nga xam ne nekk virtuel kenn dafa gis ay ceeb mais tey historique bi yaa ngi koy wax sàng Wari la woon lu ko jiitu mandat fi nekkoon da nga daan gis ko daan dox yëg oto dëkk ak dëkk pour jëli xaalis buñ la yónnee xaalis
dana toog ay fan doo ci jot. lu bëri. alors kon jamono ngi dox. ba fi ñu taxaw nii. mën na defante transfert sans bruit. kon day wane mi ngi évoluer. mais tey évolution boobu dafa ànd ak difficulté. yuy indi ay jafe-jafe. nga dégg ay problème yu am ay contentieux. ay xaalis justice. lan mooy effet que loolu avant yu ñëw dëgg-dëgg ci nag ci concurrence bi am si diggante ñoom. déjà pour ma continuer rek ci historique parce que dama la bëgg a xamal ñooñu jóge fii. ay la Wari ay la Joni ay yooyu. bokk na si leen fii tax a jógee. gestion bu baaxul. ak manque de surveillance. manque de régulation. parce que loolu. ñun loolu la ñu yàgg a wax. parce que pourquoi ay yu mel ni Western Union. qui a fait plus de 100 ans. ay MoneyGram ay Ria ba tey ñoo ngi exister. modèle boobu ñuy doxal ñoom. bay exister mu lalu ci transparence ak respect des règles. xam nga yooyu tey jii soo ko bëggee am. dafa am réglementation. da ngay dem rek ci banque moo la koy jox nga am fa compte bancaire. yii nga tudd nii te ñu daanu. dara daanalu leen lu dul manquement boobu parce que au lieu de processus bi demee noonu c'est le contraire. dañu jël compte bancaire tijji ko ci turu nit. xaalis dafa neex. léegi nag ñooñu dem ba si yàgg dañuy confondre. xaalis bi nga xamante ne moom moo war a tudd. entreprise bi la ak seen xaalisu bopp. léegi nag loolu moo andi. kon bu njëkk dañuy jël turu maanaam compte bancaire bi. au lieu que mu doon turu entreprise bi mu nekk turu nit. mais am nañ fii ñun. loolu bi fi le cas de Joni on peut pas le citer. ne pas le citer. le Wari ñooñu loolu mooy seen problème du leneen. en filigrane loolu moo fa nekk. parce que ñun quand il y a eu des pertes parce que toujours malheureusement ñi siy perte xaalis ñun la. parce que ñooñu seen solution rek la ñuy andi. mais xaalis bi circulé si c'est les prestataires. léegi ñooñu su nekkee dañuy dugal seen xaalis ci benn plateforme. plateforme xëy benn jour rek tëj. comme Joni ni mu ko defee tëjaale et des centaines de millions. tey Wari des millions des milliards la tëjaale. te gars yi am na collectif des victimes. ñun bi mu amee tooguñu. jóg nañu dem rencontrer yenn banques yi nga xam ne dañu doon liggéey ak ñooñu. mais effectivement loolu la ñu wax dañu ne effectivement ñii dañ doon jël xaalis bi nga xamante ne di confondre. xaalis bi nga xam ne mooy xaalis bi war a circuler ci système bi ñoom ñu jël seen commission rek. mais comme compte bancaire bi ci turu Modou Mbacké lañ ko def. day yomb mu ñëw rek tibb ci dem di ci def leneen di ci def leneen ba loolu indi ay rëq-rëq. malheureusement loolu aussi su amee seen faute am na ci. mais régulateur ak état aussi seen faute am na ci parce que on a lancé l'appel depuis lors mais kenn dégluwuñu woon. alors loolu day wane waat ay mbóot yu feeñ. ndax boo ma waxee ni ma fi Sénégal tollu jamono booba c'est vrai que lu bees dugg na ci am réew ñu bari xëy na xamuñu ko woon Europe la amoon Sénégal jékki-jékki am ay transferts yoo xam ne fii la juddoo ci réew mi mais amul woon régulation. loi bi xëy na taxu ko woon a tënk ci côté organisation. ba mu war a mën a am sécurité. loolu dem moo tax ngeen dem ba am problème yi ba dégg ñii daanu. ñii ñu condamné leen ci war fay ay millions da ngay dégg sax ku jékki-jékki créer entreprise. mais loolu ba léegi loi bi léegi ndax léegi changé nañ ko defaraat texte yi. ba léegi c'est régulé wala ba tey la fi nekk moo fi nekk. non ba tey la fi nekk moo fi nekk. parce que y a les banques qui ne jouent pas carrément leur rôle. xam nga banque xaalis moom. soo gisee banque mu am solo am kii dafa am. sécurité bi nga xam ne dafa nekk ba ci ginnaawam. la dara taxul ba ñooñu ma lay wax ay Western ak ay MoneyGram. tey jii noo mënti toll nga soxla seen compte. mënoo ko am te jaaroo banque. da ngay dem banque moo lay jox agrément parce que nous prestataires. cash to cash dañu considéré woon comme des guichets de banque externalisés. gis nga banques yi ni ñu doon fees di bëri nit kërëb ñu ut solution. léegi ñun. ku dem Pikine Thiaroye toog fa tijj fa. on te considère comme un guichet bu ñu décentralisé. voilà léegi nag loolu waajooju suy liggéey. am un compte virtuel di retirer xaalis bu bëri parce que retrait yi ñoo ëpp. xaalis bi di dem ba yéeg sa plateforme am mu yéeg. dafa war a am un lien direct avec une banque parce que buy Wari di door a ñëw noonu la woon. banque bi ko accompagné woon l'actuel LBA CNCAS bi fi nekkoon. mais ñi fa njëkk a tijji yëpp dañu amoon un lien direct avec la banque nga am fa compte bancaire. commission yu leer sa soo defee sa cash out mu leer da ngay def sa chèque dem jëli sa xaalis. mais bi ñu demee ba succès am rek gars yi dañu éliminer banques yi aussi loolu dañ ci sawar parce que ñoom seen tour rek la ñuy joxe. on utilise le nom de la banque. jox ko nangamu point du liggéey du def dara te di jot ay commission mais loolu ñun signalé nañ ko. kon banque bi dafa amoon intérêt ci gars yi daanu ndax ñoom ñi ngi liggéey ak ñoom te amuñu ci bénéfice peut-être. non banque bi li ko jàpp. mooy paresse. parce que dañu war a liggéey banque bi moo war a gàddu liggéey bi.
opérateur bi su defaree solution ba pare. waay dafa war a ñëw rek ba ci benn banque mu jox ko banque bi moo koy téye. Ok. yow soo ko soxlaa bëgg a def transfert. ci banque ba ngay dem waroo sax xamante ak opérateur. waay mais nag dañu dindi banquier bi. opérateur bi ñëw di def liggéeyu banque bi. di def liggéeyam. di lal xaalis cumul ba boobu génne. muy def. Ok. jël xaalis di dajale. mu may ko aussi possibilité mu am compte bancaire personnalisé. xaalis bi di jaar ci compte mu mën ko utiliser comme bon lui semble. loolu moo andil coono tey jii li ngay dégg. ay kabiru yi ngay dégg. ay ñoom jooni jooneeg ay ñeneen ñi fi nekkoon yëpp. Ok. te nag loolu. ba tey jii changé wul. ah bon ba tey changé wul kon malheureusement. ak Orange Money changé wul. Bon, alors Money, c'est Ak une Wave autre changé histoire. wul. Parce que Orange Money, ak Wave, ñooñu c'est de la monnaie électronique. bien sûr waay. ñooñu monnaie électronique. Donc sooy xool loolu lien boobu am instruction 13 bi nu mu tënkee ñële. ñoom c'est beneen instruction moo leen di gérer muy instruction 8 de la BCEAO. ok boobu c'est plus ou moins sécurisé. ok Parce que pour nga def moo tane gars yi fi nekkoon. non non c'est plus Pour ou si sécuriser. côté boobu waaw. si côté boobu c'est plus ou moins sécurisé. par rapport parce ak yéen prestataires yi ak yéen opérateurs yi. Bien mais sûr. des fois nag ñun consommateurs yi. lu ko gars yi sécurisé des fois nga gis ko njëkk man de sama 700000 naaw na. non non sama loolu 300000 naaw loolu na. sécurité bi may wax. waay mooy si par rapport ak caution bi ngay doon joxe banque par rapport ak banque bi rapport bi ngay am ak institution financière yi mais suñ demee si transaction nii loolu moom sécurité y a des problèmes énormes yéen client da ngeen di perte Lu et bëri. ce prestataire yi aussi li ñuy perte si ay millions kenn mënu la wax ni mu toll Ah bon. arnaque baa ngi fii problème yooyu moom ñoo ngi koy Ouais. dund tous les jours di ko dénoncer mais c'est des problèmes à régler quoi. mais justement lan mooy problème mu Sénégal parce que dafa am ku ne ci diggante bi ñun consommateurs yi dañu nekk entre le marteau et l'enclume. ci mooy ñun daal daanaka lu xew ci ñun ñooy fay kaas yi mu tëjut sa xaalis da ngay war a def benn transfert nga ñëw fii kii ne dugal naa ko kay jotuma mais finalement yow mi ko doon envoyé yu mujjee ñàkk sa xaalis mais alors kañ ngeen di dugg na ci côté sécurité fexe ba tegaat loi yi gën koo sécuriser ba ñun consommateurs yi suñu xaalis du réer yéen tamit li ngeen am du réer ndax lu ci ëpp opérateur bi moom xaalisam du réer. opérateur du perte dara. voilà justement mais yéen sax clients yi tere ngeen. parce Ah que bon? non tere ngeen parce que client moom opérateurs yi dañ leen jox ci respecté leen. en général surtout ñu mujjee ñëw nii. sooy xool andi leen ci ay changements yu mag. waaye am na ay yow ay soo annulation. waaw vraiment soo defee benn erreur fi nga taxaw mën nga taxaw woote. ñu defal la ko tout de suite. kon amul problème mais xam nga ñoo am problème. prestataires yi. ci naka. parce que barkati démb xam nga lan moo dal suñu ay membres. mooy. ci opérateur boobu ñuy wax Wave. nit xam nga opérateur yow xam nga yor nga compte certainement. bien da sûr. ngay tijji sa compte am sa code am sa lépp yor sa téléphone. Ouais. yow yaa xam code secret bi yaa xam lépp. waaye ji nee na dañu sàcc téléphone am. Ouais. suñ sàccee sa téléphone mu am xaalis am code. sa premier réflexe lan la. nga Mooy- woote ñu bloqué. parce que ñoom même si seen contrat yi loolu la ñuy wax dañuy sûr. wax client bi ne ko. en cas de perte. code bi nga fa def en cas de perte tant que woote woo ba ñu bloqué. lu xew si sa compte c'est ton problème. Ouais. alors kon pourquoi. nit war a mën a jël téléphone nee na dañ ko sàcc. Ouais. nan la def ba xam kotu téléphone bi ñu ko sàcc dem ci ay points récupérer xaalis yi nekk ci compte bi yëpp. bi mu amee xam nga nu ñu def waa ji woote ne man dañ sàcc sama téléphone xaalis bi nekkoon yëpp vidé dañ ko ñoom ñu xool point yi ki sàcc téléphone bi jaar vidé te xam nga retraité bi ne way da ngay ñëw rek scanner ñu jox la sa Ouais. xaalis. ñu au point yooyu yëpp ne leen kooku ngeen fay xaalis bi du borom xaalis bi dañ ko sàcc ñoom ñëpp ñoo bu leen brigade des recherches arrêté leen ne leen da ngeen di fay xaalis wala ñu condamné leen loolu ci lan la bokk. ah bon. donc pour te dire mais mbir yu métti na li xew ci biir li prestataire di daj. prestataires yi ñoo ngi souffrir lu nga xamante ne. loolu c'est des problèmes d'insécurité ak ni ñu leen laisser en rade bàyyi leen problème su amee rek les douleurs les problèmes dañ koy mais déverser. est-ce que ci cas boobu nga expliqué noonu ki ñu sàcc téléphone am woote woon na avant waa ji dem di retirer xaalis bi. non xam nga woote bi moom su amoon. kon loolu du am. voilà. parce que su doon sàcc nañ sa téléphone rek. nga woote tout de suite ne on m'a volé mon téléphone. gars yi dañuy bloquer sa compte. Ouais. te jëf ko sécuriser. mais loolu ñun dañu dem sax ne loolu c'est la porte ouverte à tout. parce que man mën naa complice ak nit jox ko sama téléphone. mu dem def ba pare man Dañ ma ko woote sàcc. ne dañ ko sàcc. Ouais. ñu au prestataire bi ne ko yow yaay Kaay fay. fay, ouais. loolu chaque jour loolu la ñuy dund. moo tax ñun ñu jàpp ne. da ngeen a bëggoon ko ñu xool que ni li fekk téléphone bi moom code bi mu ngi ci loxol benn waay yow mi sa code dem yaay nekk nga xam mais loolu mooy yoon parce que ñoom loolu la ñu bind ci seen texte yi sax di ko wax client bi suñ sàccee sa téléphone tant que défaut signalisation bi ba ñu bloqué lu ci xaw yow la alors pourquoi nag prestataire bi nga xam ne dafa toog
ñu jox ko système bu nga xamante ne moom fay moo ko fa tax a doon suñuy fay laaju ñu la carte d'identité laaju ñu la da ngay ñëw scanner waa ji dugal ko tam jox la nga fay ko après ñëw ñu lay topp au nom de quoi loolu mooy manque de régulation de suivi ak toute puissance bi nga xamante ne opérateurs yi am te mu commencé nag di nappaaje prestataires yi ñun suñu problème loolu la ñu bëgg dafa mel ni prestataires yi tout le temps ñi ngi jooytu ñi ngi jàmbat am na loolu tamit consommateur dina ci jooytu mooy que ni am nga benn transfert bu bëgg a retiré ñu leen non bu dee transfert tel moom pour nga mën koo jël sa xaalis yow da ngay fayaat man mi ko envoyé fay naa waaye ka ma koy yónnee Moussa Diop ma ca Touba ni ma non boo may yónnee kat boo ko def fii def ko ca fële ndax fee boo ko fa defee damay fayaat man non bàyyil ñu laal rek dëggantaan problème bi nañ tudd mbir mi Orange la pourquoi Orange Money boo dugalee xaalis yónnee diw tel kooku ni moom bu koy retiré day fay frais de service pourtant man fay naa bi ma koy envoyé fay na la xam nga loolu kañ la loolu xam nga kañ la am loolu soo defee tuuti historique bi loolu moo ngi commencé le 8 juin yàggul juin passé bi ñu demee ba nga xamante ne mais soo bëggee topp nag li ko waral da ngay remonter un peu parce que wax nañ fi cash to cash bi mu fiy ñëw mosoo fi dégg loolu donc nit da daa ñëw rek joxe ko tam mu dem parce que commission yi correctement amoon kii liggéey di ci gis bopp commission yi lan moo tax léegi mu incorrect commission yi monnaie électronique moo ñëw Orange Money déjà moo njëkk a ñëw bi mu ñëwee andi monnaie électronique gis nañu sax baisse des commissions mais foofu quoi qu'on puisse dire nit mënoon na ci liggéey parce que saa ñun ñëpp ay Sénégalais lañu bien sûr képp ku liggéey da nga bëgg weer bi su deewee nga yor loo yóbbu kër ga pour fayal say doom jàng mais il paraît que dañu doon am ay taux yu commission yi xaw a kawe non yu mës a kawe ba exagéré moom mosul am dañu nangu loolu kay mais di wàccaale lu xaw a sakkan non xam nga liggéey moom waaw liggéey yëpp jàmbaarte da ci am am na ko nga xam ne day liggéey ba journée bi jeex yóbbaale këram 5000 ça dépend si li mu investir mais quelqu'un qui a investi des millions qui travaille de 7 heures à 23 heures 7 jours sur 7 étudier na xam ne ni lii am na gain mu dugg ci c'est pour gagner donc du ñu nëbbatu dañ doon gagner xaalis mais xaalis boobu ñu doon gagner nag kenn mayuñu ko parce que ñun ñoo siy def suñu xaalis déjà xaalis ñu ñoo investir dugal xaalis place yi ñoo koy fay ñun ñooy jël suñu personnel di leen fay li investissement yëpp ñoo koy def donc il est normal que ñu gain bi partage la mës a nekk parce que prestataire ñi fi nekkoon di def opérateur yëpp sharing la ñuy andi dañ naan client bi su ñëwee li muy fay comme frais d'envoi loolu la ñuy jël séddoo ko man ma jël lii yow opérateur bi nga jël lii yéen ñiy fay ngeen jël lii noonu la mës a demee wari bi mu fii nekk sharing bi c'était plus ou moins si 100 yi moom mu jël 25% yi banque bi jël 15% yi ñu partagé 60% yi entre prestataires yi liggéey bon bien vrai dem nañ ba si kanam sax mu dox mu commencé di grignoter ci parti demoon nga ba gën commencé boycotter wari voilà parce que loolu loolu ci benn raison ñu la non wari amul ci pourtant mi ngi fi mais koo dem du nangoo laal wari mais xam nga loolu situation boobu lu ko dafa dem da ngeen commencé yéen prestataires yi ngeen teg benn xeex ak wari xeex bu metti ba lu ko gën a daane bokk ngeen ci xaw ma non xam nga lu andi loolu mooy li ma la signalé ne la rek si kanam parce que soo gisee wari dem ba si yàgg am problème mu payeur parce que da ngay fay di fay ba sa ay millions yu bëri nekk sa compte nga am difficulté pour jot sa xaalis da ngay toog am na ñu doon jóge ba Kidira di ñëw fii fanaan jël hôtel pour récupérer seen xaalis loolu moo tax gars yi dem ba si yàgg ne fayatuñu. kon dafa dem ba wari fayatu dafa dem ba mënatul rembourser prestataires yi seen xaalis. te pourtant xaalis bi ngi dugg de. anamu. ok ana xaalis bi. donc mu ngi dugg di génnaat di jaar feneen. loolu moo problème mu wari loolu la du leneen. justement daañu ñëwaat sax ci mbirum wari bi ak problème yi nga xam te la Kabirou Mbodj nekk ñëwaat un peu ci entreprise privée nationale yi. li nga wax sànq ni mooy bukki bi dàpp lu bari nga xam moo koy indil jafe-jafe ba dul mën a dox ndax manque d'organisation mooy sooke yu mel nii dañ ci ñëw waxaale mel ni tamit kaawu jooni jooni ndax dégg naa ngeen def aussi ay point de presse yéen di wax ni na gaa yi fay alal ji. daañu ci ñëw léegi mais tey bu ñu dikkee ci concurrence bi tey bi nga xam am na nga xam mooy actualité phare bi waaw Wave ñëw na fi daal di casser rythme bi daane ko bu baax a baax utiliser le bon mot acca Orange Money moo fi nekkoon gars yi ni ko dañ doon poñe nu ñi ngi fàttali ko jamono yi benn abonnement puce jafe woon lool 40 000 25 000 wàcc ba ci 1000 francs kon daa mel ni ku fi ne ci marché bi rek moom sa bopp
yaay nekk awo jeegu këram wala nu ñu koy mën a waxee buuru këram lan mooy tey avantage consommateur bi d'abord ci situation bi am guerre bi am diggante Wari ak Orange Money. xam nga consommateur bi soo gisee sax lii am. muy état muy ñëpp dañuy favoriser concurrence. waay parce que concurrence su amul loolu ngay wax sànq moo am. monopole su amee. kenn rek nekk fi. day am tendance def lu ko neex. donc on salue la concurrence. day jox avantage. client bi te ñun client la ñu avant tout ah. balaa ne nekk parce que dañuy usager la ñu. dañuy utiliser cas yi. donc mais concurrence. saine. bu amul dumping bu contrôlé. moom moo tax ñuy wax. mais qu'est-ce qui s'est passé. Orange moo fi nekkoon certes mën nañu wax Orange da doon fay lu cher surtout avec le recul suñu gisee ne fi mu egsi tey ak fi mu nekkoon dañ naan kon kii daf ñu doon rey les gens le disent à juste titre. non ñëpp kay ñeenu bu fekkente Orange Money tey mën na wàññi ba toll fii kon lim ñu rey depuis 8 ans ci ginnaaw 5 ans ci ginnaaw mais ñun jamono yi ñuy dajeeg Orange xam nga lu ñu doon wax terewul loolu ngay wax yëpp Orange bi muy gagné ñun suñu boykat yu ñu doon def yëpp xam nga lan moo nekkoon base bi ñuy baisser suñu commission kenn mësuñu yokkal donte mi ngi am bénéfice yooyu ngay dégg ñun toujours dañ doon baisser suñu commission. lañ doon invoqué mooy BCEAO kat moo ñu oo nee na ñun dañuy liggéey du perte te amuñu droit de perte donc il faut ñu yëkkati commission. ok xoolal ku doon perte di fayeeku ci 5000 bu nekk 350. nga doon perte. nga wax. tey yow ngay fayeeku 5000 bu nekk presque zéro. ah bon wala 50 francs. loolu comment on peut le comprendre. kon à l'époque 5350 loolu mu nekkoon commission bi. mais Wave loolu moo andi Succem. Wave Succem du génie du dara xam nga lan la. dafa ñëw. liggéey ak yéen prestataires yi. dafa non liggéeyul ak ñun Wave moom. Wave moom. liggéeyul ak ñun ngeen sawar ci lool. non Wave liggéeyul ak ñun. dama xamul nag lan la tegal aw Bakar fekk yéen prestataires yi. non ñi ci sawar mooy ñi nga xam ne ñooy taxaw si benn kii rek di gas seen bàmmeel. pour te dire que Wave bi muy dugg si dëkk bi. dafa éviter sax prestataires yi. dafa wiiri. jaar di ko jox ay commerçant ay jaaykatu ceeb ñooñu la doon jox solution am. ba pare di leen jox xaalis ne leen liggéeyal leen ma. daf leen ay salariés. loolu xam na ne su jaaroon si prestataires yi duñ ko mës a nangu. parce que li mu doon offrir nit mënu ciy génn. mu ñëw bien sûr mu ñëw taxaw. baisser les frais. baisser ko ba nga xamante ne. soo waxee ñu naan philanthropie la ñuy def. gratuité. ñun nous sommes des businessmen. ñun dañuy liggéey am entreprise pour gagner pour faire du profit. est-ce que sax gratuité boobu ndax mën naa wéy aussi. non loolu mooy problème bi xam nga maye. day fekk li nga moom nga maye ko. le problème bi am si transfert li ko andi. mooy Wave ñëw na andi système bu 1% am. mu neex si client bi macha allah. mais léegi yéen prestataires yi. mais léegi nag difficulté yi. mu bëgg koo jël jox ko prestataires yi. ne leen kat liggéey leen da ngeen war a xool ne affaire bi inclusion affaire philanthropie la ñoom ñoo ngi gagné si yeneen modèle mais ñun ñu utile fi ba tey di def suñu xaalis di liggéey bi ñu doon liggéey tey ji les points sont en train de fermer un à un parce que liñ leen di fay journalièrement yéen points yi mi ngi commencé wàññiku point prestataire déjà Wave bi mu ñëwee sax moom politique am dafa ne points yi dafa bëri moom dafa ne objectif am 13000 points la maximum 15000 points. Au Sénégal au moment où au Sénégal les gens parlent de 30 000 à 40 000 points donc moom yeneen points yooyu nu mu leen di def da leen di effacer ci système bi. loolu ngay wax nit ñi dañoo bëgg Wave du loolu de. parce que def nañu facilité. ba client bi accro daw parce que client moom. si àdduna bi yëpp foo ko wax lu gën a soo ko waxee gratuit sax jaral na ko mu paas dem fay gratuit. loolu la Wave andi. mais nag. mënu ko soutenir loolu mooy problème. kon lii mënta wéy. non mënul wéy la preuve. bi mu fi ñëwee ba tey ay naxante rek lay def bi mu ñëwee conditions yi gars yi doon gagné. xam nga bi muy door a ñëw da doon jël xaalisam di jox prestataires yi. nga xam moom moo leen fay directement. moo lay jox xaalis ne la liggéeyal ñun consommateur doon fay consommateur. non moom moo doon jël xaalisam. ñëw jox prestataire. ne ko liggéeyal. muy gagné commission. mu dem ba si yàgg mu nangu xaalis boobu. ne léegi ku nekk na liggéey xaalisam. ne gars yi léegi dama leen di utal benn bonus di leen ko jox bonus boobu yor gars yi ñuy liggéey. grève 3 décembre bi lu ko andi dafa xëy dindi bonus boobu gars yi xool li ñuy gagné léegi mën nga liggéey. 7 millions 8 millions tu te retrouves avec moins de 5 000 francs 6 000 francs 7 000 francs. gars yi dañuy def ay volume yu doy waar mais suñ la waxee li ñuy am à la fin du mois da nga leen di yërëm attanatuñu seen charge. mënatuñu fay courant mënatuñu fay location loo ci gis. ñëpp a ngi tëj ñëpp a loolu moo waral frais de service. frais de service nekkul benn invention bu gi nii gars yi dañ ko andi parce que suñ ko deful point yi dañuy tëj te point yi suñu tëjee client bi li muy am bànneex tey
coono dina ko dikkalaat dinañ dellu si mandat dinañ dellu si insécurité dinañ dellu si rang dem banque yi di rang parce que ñoom ñooñu di wax amuñu xaalis bu ñu fay amuñu lieu bu ñu fay dégg nga seen publicité yi frais de service bu mu demee ba tar ñu naan bu leen fay frais de service soo leen demee ñu laaj leen ko dem leen ci station yi dem leen ci suñu communiqué bien sûr ñoom on a def ko mais yow est-ce que di nga génne di dem wër ay station parce que des fois ku xëf minanteel ma ñëw ci benn koñ minanteeg waa ji nga xam mooy yor foofu gi nga xam mooy militaire service bi tàyyi naa ko faa romb ndax benn 200 300 wala benn 500 francs digganteeg moom tàyyi bi am na ci da ngay jàpp ni kon naa ko liggéey mais inclusion financière bi ñuy wax proximité bi da ci bokk mais fekk foo tourner rek nga gis ku la mën a fay mais kooku di la fay jaaxal na consommateur bi ndax ñu ba jàpp na ni ay dóor marto la ko jaay jàppe woon ndax naan ñun de waa Orange Money nañu lii mais yow mi yor sa boutique Orange Money wala Wave pour bañ a wax Wari yaa ngi may laaj beneen frais ñu bari nag dañoo jàpp ni yéen da ngeen jubali waaw mais loolu gis-gis la bu nga xamante ne xam nga li ñu siy dalal suñu xel mooy bi mu amee dañu consuméristes yi ñoo njëkk a tëgg dóor sur la table xam nga Sénégal dafa am organisation consuméristes yu am fulla ñoom Momar Ndaw ñoom ma soxna taxaw wax ni jaaduwul dañu taxaw dóor sur table ne lii jaaduwul mais on s'est vu ñooñu ñëpp dañu doog wax na ñoom rencontré leen ñu daje def ay conférence call OQCF oo ñu def médiation ARTP oo ñu def médiation mais bi ñu leen tegalee schéma bi li fi xew yëpp amul kenn si ñoom ku newul wax ngeen dëgg lii mënul continuer parce que opérateur bu nga xamante ne il a le loisir à tout moment tous les jours comme il le veut mu changer les donnes wàññi li ngay gagné ba yow sa plan d'affaires bi nga defoon ba ne man kat liggéey bi su ma ko liggéeyee à la fin du mois je peux m'attendre à 200 000 yow ñu xëy yóbbu la à 50 000 mënatoo fay dara loolu nooy def gars yi ne la léegi da ngay bàyyi solo su nekkoon lu naqari rek nga bàyyi kon évolution du am si àdduna bi il faut de la lutte yéen journalistes yi parfois ma dégg si seen kii yi seen boîte yi ay simpis ak yooyu jóg di dóor si table bi naan conditions yi baaxul est-ce que su métti woon rek ñoom ñëpp ñu génn dem est-ce que changement dina am c'est la même chose c'est la bataille ñun aussi loolu dañ ko andi pour xeex pour andi régulation pour andi normalisation très bien alors bu bëgg mu normal moo leen tax a jóg mais bu dikkaatee ci ni Wave defee ak Orange pourtant ba léegi jàppee baax na ci consommateur bi mais est-ce que techniquement parlant est-ce que mën naa wëy ndax ñu bari jàpp na ni que dafa am benn charge en meute bu am maanaam ñu jógee bitim réew ñu doon Sénégal ñoom def seen ay pexe ba lëkkaloo def benn say fexee rey ñi fi nekkoon noonu ay national bu ne Wari Joni Lamp Fall Cash wala Touba Pay ak sur transfert mais loolu dommage yooyu yëpp def nañu moom c'est dommage ci instant bi nag étranger bi rek moo ñu képp téye ñu multinational yi ba pare di doxal mbir yi mais multinational yooyu li nga wax moo fi nekk ñoom ñoo ñëw kon loolu dëgg la mais c'est la vérité lëkkaloo pour ay gars yi fi nekk ma ne multinational yooyu marché bi léegi nag multinational bi ñoo ñëw lëkkaloo téye dëkk bi dugg ak dumping parce que dumping weesuwul nga ñëw dugg wàccee prix yi ba mu leer na ne yow yaa ngi perte déjà loolu c'est interdit par la loi mais yaa ngi perte bi da nga xam ne ëllëg yaa ngi xool foo ko mën a récupérer mais waruñu la bàyyi loolu parce que suñu la bàyyee ngay am possibilité boobu rek da ngay naxasal li fi nekkoon parce que loolu la Wave def Wave soo gisee ñun ñu koy indexé ba droit accusateur mooy dafa ñëw fekk un climat plus ou moins serein ci économie bi nekk fi mu ñëw naxasal ko complètement andi système bu nga xamante ne gratuité la fi andi surtout 1% gratuité gars yi daw sogg ko mais nag amul capacité soutenir ko parce que frais yi muy laaj sont tellement bas que léegi ñi ciy liggéey parce que affaire bi écosystème la dafa am opérateurs yi am prestataires yi am lépp ñooñu ku si nekk da nga war a jël li nga ci war a am mais bëggul ñël benn chaîne benn maillon de la chaîne bi muy prestataires yi ñu bëgg leen réduire à la précarité à la misère mais fipp fu mu jaar am loolu nag moo tax fipp boobu moo am moo tax loolu ngay wax nii am malheureusement nit ñëw def envoi ba pare fay ba pare dem fële ñu koy laaj c'est douloureux neexuñu mais on n'a pas le choix on doit le faire léegi nag liñ ci war a wax kañ mooy loolu la bi mu amee ba tey pourquoi état bi ne nemm kon ba léegi xëy na amul benn ku ci taxaw wax amul est-ce que ministre du commerce taxaw na ci wax ñi yore mbirum finance ministre des finances taxaw na ci wax pour ñu gën a mën a réguler marché bi mu am équilibre loolu xam nga ñun bi ñu koy def sax on s'était pas caché dañu waxoon liñ ci gën a jublu mooy mu provoquer benn débat bu nga xam ne dinañu yóbbu vers
ñu taxaw trouver une solution teg définitive. ko ci taabal ji. tey jii ministère yooyu ngay wax yëpp gis nañ ñu ministère du commerce bi affaire bi amee dañu ñëw toog ak ñoom. la direction du commerce intérieur. finance économie numérique ñoo ñëpp. ARTP ñu convoqué leen ak USF. def nañu réunion en ligne si jamonoy Covid bi nga xam ne ñëpp teew nañu. mais ñun ñëpp li ñu jàppoon mooy dañu war a dem vers une autorité de régulation parce que affaire yi ni muy demee nii actuellement neexul ba neexul mais jaarul yoon. déjà amul tutelle. amul dara kenn xamul kan moo yor lii kan moo yor laa. ñu bàyyi ay opérateurs rek ñu dugg ci dëkk bi di def nu mu leen neexee. di salfaañee les petites et moyennes entreprises. di yàq des emplois xam nga li gën a jafe ci dëkk bi. mooy créer des emplois. plus de 60 000 emplois créés. Ces emplois sont à risque. Au nom de quoi? Parce qu'il y a des Yankees qui sont venus, qui font de l'argent, et cet argent, fan lay fanaani. ñun ñi nekkoon fii waroon a développer suñu dëkk. parce que PME yooyu nga doon gis. ñoom ñoo doon am liberté. ëllëg ñu dem investir ci riziculture. investir ci lu nga xamante ne dañuy créer autosuffisance alimentaire. dëkk bi richesse bi di fi des. liggéey bi ñu ko fii. mais tey est-ce tamit ci biir transfert d'argent yi. yow mi jiite kuréel gi leen ëmb ndax yéen a ngi càmbar ndax it des fois mu am ku ne wax dem dañ maa teg diil jël sama xaalis. mu jàpp ni xëy na am na ci biir ay bukki yu sàngoo deru bëri seen biir ca fekk na caay-caay ma leen tax a jóg est ce tamit RENAPTA mi ngi sóor lu mel noonu. RENAPTA xam nga ban liggéey la ciy def bu am solo. démb rek ñoo ngi koy waxtaan suñu groupe yi. mooy arnaque bi métti bi nekk si biir transfert. justement ñun li ñuy sauver si ay nit. mënuma la wax nu mu toll parce que da ngay jékki rek gis benn femme gàddu benn téléphone fële. ñu oo ko ne ko gañe nga def nga lii def nga laa. vraiment mu gàddu téléphone bi për man temps yële passé benn femme 7 heures du matin la ñëw di fëgg suñu kër. ñu foog ne lu nekk la. mu ñëw mu won ñu ay photo de ay gars ñoo ma ne dañ may envoyé benn maletu xaalis. maletu xaalis bi moo ngi nii photo nañ ma ko ba won ma ko. léegi su ñëwee man njëkk nag mën naa jël 500 000 sax jox la. dama bëggoon rek nga abal ma 250 000 ma yónnee rek. ñu ne ko saa waay utiliser sa xel. ku la yónnee xaalis. dina laaj xaalis ba ko dugal ko ci valise. du jël ci xaalis boobu envoyé la ko. dëgg yàlla. donc ñun ñoo ngi sauvé. mais faille boobu fan la gën a amee. ci opérateurs yi la. parce que opérateurs yi. ñoom li ñu wax mooy carte d'identité. mooy tijji compte. mais njublang yooyu ngay gis yëpp. moo tax maa ngi wax aussi nit ñi ñu def très attention ci seen carte d'identité. sa carte d'identité su réeree. demal nga defi déclaration de perte. parce que nit moo ngi ciy dem kaso te deful dara. parce que dañuy jël sa carte. ñu dem ci yenn ñu nga xamante ne aussi. ñu ngi liggéey bu ñaaw. tijji compte parce que xale na mooy yónni wala mu leer la ne kii ñëw lu borom carte d'identité bi nga tijjil ko compte. compte boobu lay utiliser pour di arnaquer xaalis bu mu nax nit ba dugal ko fa récupérer ko. say dem gis nga dégg nañ ci temps yi nekk ñu ñëw jàpp la. ñu jàpp la fekk yow defoo dara. loolu nag liggéey bi moom ku ko gën a mën a saytu. ñun am nañ ci wàll information dafa mel ni kon aussi tamit loolu da ngeen koy waxaale mu doon benn forme de sensibilisation. bu mag mooy fexe ba kii yor doomam jarbaatam ni ko am sama carte d'identité demal jëyal ma xaalis tel. loolu tam c'est pas sûr. gis nga loolu ndax ki nga koy jox. mooy kan. ndax du jël pièce bi ubbi ci beneen compte fictif teg à côté. mais lépp ci jox la sa xaalis nga dem. lépp ci benn compte ci yow. lépp ci am donc kuy liggéey normalement. kuy liggéey normalement un prestataire d'argent. de transfert d'argent. ni banque yi di liggéey rek noonu ngay liggéey. xam nga banque moom xalaatoo jël pièce su jàmbur yóbbu fa jox naan fay ma. existé wul. c'est la même chose. moo tax parfois. dañuy jàppee points yi comme ça am na benn banque la bien sûr waaw léegi mais ku ci am fulla man sama point soo fa ñëwee nit ñi dañ ma naan da nga compliqué parce que da ngay ñëw andi ma ne lii du ma ko def ñu ne pourtant ñëpp dañ koy def ma ne su ko ñëpp doon def man du ma ko def parce que xam naa risque donc loolu ñun ñoo ngi def le travail de sensibilisation mais travail bi gën a mag opérateurs yi ñoo ko war a def ay Orange ay ñooñu parce que ñooñu possibilité bi nit ñi am si yenn opérateurs yi di jël piisu jàmbur seeyaa ko changé ko jul loolu tourner def lépp récupérer xaalis bi ci nekk. loolu ci seen responsabilité. kon daal ci gàttal concurrence bi am diggante Orange Money ak Wave xëy na nekk na bénéfice client bi nii pour le moment mais nekk lu mën a yàgg. mais concurrence boobu wax dëgg yàlla li nga wax moo ci nekk. le client actuellement moo ngi gis ne moom mu ngi ciy gis boppam soo waxee da daan andil nañ ñu lu yomb. mais xam nga durabilité dafa baax lu durable. bien sûr balaa mat 2 ans fi mu luy sax mais da ngay gis ku raisonnable ku ñëw taxaw ni lii ni mu neexee nii. am na lu nekk ci. est-ce que man posé naa question sama benn ku may defal lu mel noonu. ma ne mais man lii
xam nga ba tey am na ba wóoluwuma ko. ndax li muy yomb moo tax. daf ma jaaxal. dëgg la man maa ko wóolu man sama bopp. dëgg la ndax damay jàpp ne ku liggéey ko ne war nga teg ci yoon am loo ci am lu ma ci am man ma ko jëfandikoo waaye nga ñëw di ma ko yombalal di ma ko buuxat di ma ko jiñax daal man xaw naa. xam nga jeu bi nekk xaw ma nag sama xel ndax ma ou pas yow mi ci liggéey nga mën. non li si nekk yëpp mooy dañ lay appâté. parce que ñoom courant boobu ñu laan la gratuit la doo ko fay. ñoom dañ koy fay ñoo la koy fayal. ñoo lay fayal courant. ñoo lay fayal ndox. ñoo lay fayal téléphone ñoo lay defal lépp luñ si jublu. nga ñëw këppatal rek. waaw ba nga dugg pare. yow daal fexeel ba seen kalpe boobu mu nekk sa dencukaay yi. loo am def fa loo am def fa xaalis boobu di fa tëdd di nelaw. yow li nga yor sa téléphone c'est du virtuel rek. waaye mais ñoom ñu ngi ak moom fële. di ci placer. mu ngay dox di ci gagner di ci def yow au contraire ñoom ñoo la waroon fay. parce que dañuy soo demee banque. ngay épargner. yow da ngay am des. taux da ngay gagner pourcentage. ay 3,9 nangam. fii c'est la même chose dañuy jël sa xaalis. jël ko di ci liggéey ba pare yow ngay fay en plus. métti na mais tey actualité bi mooy. condamnation Kabirou Mbodj. alors yéen a ko porte plainte ñun prestataires yi. non Kabirou Mbodj lii yóbbu ko kaso. li ko war a yóbbu kaso yàlla bu mu dem kaso ñaanaluñ ko. parce que vraiment il a joué un rôle important ci dëkk bi malgré le fait que ñun amoon nañu ay bis bi ak moom. mais wax dëgg yàlla yéene wuñ ko loolu. mais ça c'est ses anciens collaborateurs ñoom ñoo ko porté plainte. am na aussi benn société étrangère bu mu doon liggéeyal. Tab Seen moo xam ne da koy porter plainte ne ko dafa seeyal seen xaalis. c'est pas les prestataires ñoo ko porter plainte. ñun porter plainte nañu waree ñun en tant que RENAPTA. ci affaire ay compte suñu xaalis yu nga xamante ne. xaalis bi da daan dugg ci compte bi. nekk fa kenn récupéré wu ko xaalis boobu duñ ñu ko delloo ndekete ay milliards la. des transactions yu nga xamante ne eggul aboutirul. mais xaalis bi. suñ ko gisee. dañ ko war a jël yóbbu ko caisse dépôt et consignation mais dañu gis ne ay milliards yi. ana xaalis boobu léegi. mais ñun biñ ko jëlee dañ ko jël bi mu amee loolu na fi tóole parce que gars yi bi ñu ko gisee ndekete daa am ci système bi fenn fu ñu ko doon nëbb am ñu ko jot a gis li ñu gis ne ñoo ko moom ñu récupérer ko. wari bloqué ci ay compte def ci lii def ci laa mooy blocage compte moom dafa yomb opérateur yi. xaalis ñu ne bloqué nañu sa compte léegi ñun porté nañ ko ci plainte. bu ñu ko porté plainte en premier léegi ñun ñoo gagné mais après ñun loolu yóbbu ko foofu li ko yóbbul problème yi mooy li ma la wax. mooy collaborateur am yooyu nga xamante ne ñoom dañ ko accuser ne da leen arnaqué da leen nax. mooy aussi société étrangère yi nga xamante ne dañ ko doon jox xaalis di liggéeyee moom ñooñu ñoo koy topp xaalis bu bari mais ñun porté wuñu ko plainte bu ko yóbbu ci kaso. mais tey gis na yeneen opérateurs yi fi nekkoon. comme kaaw Joni aussi. moom it defoon na boom bu rëy léegi sax ay carte commencé am. ñu bari waaw ñu vite fait way mu commencé woon dox mais moom itam lan mooy problème comme que yéen a liggéey ak moom. non problème mu Joni c'est le même problème bu dal cash to cash rek. mooy comme ça surveillance bi demul ni mu war a demee. xaalis bi ñu jël ko. utiliser ko à d'autres fins. loolu mooy problème mu Joni mooy problème mu cash to cash mooy li ma la expliqué sànq. loolu li ko waral mooy. manque de régulation. manque d'organisation. bu nga xam ne BCEAO ak banques yi ak état bi joué wuñu seen rôle te annoncé nañ leen wax nañ leen ko avertir leen soo demee ci net bi nga xool suñu conférence de presse yi ñu doon njëkk a def yëpp thème bi yëpp loolu la doon nekk. voilà donc loolu mooy problème bi. loolu est problème bi mais tey est-ce que c'est trop tard pour trouver solution. wala dañuy bàyyi marché bi rek ak multinationales yi accaparé ko ci ëllëg bul xam luy xew ak luy changer. ñun daal ñoo ngi woo nit ñi. ñoo ngi def toutes sortes de recherches. et de collaboration di le privé national. le patronat privé national. ñu xam ne lii benn manne financière bu importante la. waruñu ko bàyyi koppar mi ngi ci. ay étrangers rek jóge fële di ko accaparer. y a des gens qui ont ici technologie baa ngi fi. yi ñu fiy defaree fii lañ koy defaree ay boy yi nekk fii ñoom ñooy defar application yi di defar plateforme yi. xaarañ ba yàlla bay dimbale leen. gi ni ñu am fulla bi Kenya yi am. soo demee Kenya M-Pesa ñëpp a ko xam. c'est un modèle même copié par les Européens. national. loolu ñun lañ doon rêver pour am ko fii. mooy li ko mën a andi nag tey jàpp nañu ne. dañu dépassé rek phase fu opérateur ñëwee rek taxaw yor ya tam di tracé ñuy dem. dafa war a am lëkkaloo. prestataires yi yor seen xaalis. dugg ci actionnariat bi. di saytu xool li fa xew. ñu ànd ñoom ñëpp liggéey. pour construire des dragons nationaux. très bien ñu gën a libéré wu. si joug bii nga xamante ne
les aventuriers et les multinationales ñoo ñu jàpp xot si loolu dañ ci war a génn complètement. mais li ma jaaxal tamit am na beneen mbir bu ci am. opérateur day taxaw par exemple opérateur bu mel ni Wari moom amul woon puce amul woon téléphone mobile soxla woon na ko digganteem ak Tigo booba mu jëwul sotti dégg naa kabir ci benn soxte ma koy naqarlu mais tey loolu tamit avantage la ci am opérateur téléphonie mobile defalaay transfert d'argent nga xam mooy mobile bi opérateur bi mais tey booy xool est-ce que keneen ki ñëw am rek benn transfert d'argent kesem nan lay mën a concurrencer kooku. xam nga loolu c'est un problème qu'on a eu à poser. ne leen dañu war a def sax une séparation entre les opérations de télécom et les opérations financières. parce que day am problème gis nga day xaw si diggante Wave ak Wari. waaye da ngay bëgg a jënd ci Wave benn mbir fële. ñu bloqué la fële ndax concurrence bi. donc loolu li ko andi mooy concurrence bi nga xamante ne. déloyal aussi c'est pas déloyal c'est déloyal dañ ko war a xool. mais daal sëñ Mbacke. li gënoon a ëpp solo te ñu war ko wax. mooy actuellement gis nga Orange li mu def ba tey jii rek. Orange xëy na. newaat na révisé waat na ay commission bii mooy énième fois mu koy def. xanaa kay 4 xaw ma 5e fois baa ngi nii. c'est da ngay dem sax ba da nga koy fàtte. def di léegi nag loolu ñun bokk na si li ñuy gën a jooytu mooy loolu. parce que ñun dañu jàpp ne li andi problème bi yëpp mooy type de contrat yi fi am. xam nga est-ce que yëg nga ne collaboration bi am si prestataires yi ak kii c'est des contrats d'adhésion. contrat d'adhésion yooyu bi ñu demee OQSF dem ministère de commerce dem fépp dañu ne. le problème majeur mooy lii la ñu war a njëkk a régler. façon contrat bi warul lam contrat bi c'est des contrats yi nga xamante ne ñu mel ne ay SDE ay Sénélec ak yooyu ñoo koy def. parce que moo may waa ji. mu am possibilité yi toog fi mu toog. prestataire dugg di liggéey def plan def lépp di gagner. moom mën na bés bu nekk sax war a changer na tey. kii Safula Orange Money. mën na xëy suba changé waat. waaw mu xëy tout le temps day changé waat. mën xëyaat suba léegi loolu. ko annoncé quelques jours après mais loolu ça fait entrer les gens dans la précarité. yow nan ngay jàppee ne man damay liggéey pour am si 100 francs par weer. parce que moo tax mu dugal si sama xaalis si liggéey. nga jékki rek waa ji am possibilité yeewu rek ne la non 100 francs yooyu nga doon am léegi dootoo am 100 francs 5 francs ngay am. amul dara lu ko lii amul lu lay téye amul lu lay téye amul lu lay baare. mais ça c'est compliqué. loolu mooy danger bi nga xamante ne suñ ko désamorcé wul. problème bi du mës a réglé. léegi nag ñoom ñoo ngi fi nekk di rayante seen biir. ku nekk di mbëkkante xam nga fu ñu jëm. faire des gratuités totales. frais zéro fa lañ jëm. parce que ku nekk yaa ngi xëcc mais lan mooy doon après la am li voilà léegi nag danger bi si nekk. explosion bi si nar a am. loolu ak li muy impact bu muy am sur l'emploi. sur l'écosystème. loolu lañ ko war a bàyyi xel. parce que bàyyi ay opérateurs rek. ñu am cette toute puissance là. di def nu leen neexee ak nu leen ko neexee. loolu dafa war a changer moo tax ñoo ngi lancer appel. à tous les prestataires. gis nañu doxalin bi ñuy doxal sànq maa ngi dégg. ngay wax naan am na prestataire yoo xam ne da ngay dugg ci biir opérateur ñu lay demander frais de service bële duñ la ko def. pourquoi parce que le Wave est venu avec sa cravache. am na prestataire yu nga xamante ne ils sont pas matures laa jàpp. il a suffi ñu ne leen soo ko defee ma dagg sa compte. ñu bàyyi ko complètement di ko appliquer fii bañ ko appliquer fële. loolu dafa nekk lu nga xam ne ñoo ngi siy demander prestataires yi ñu revenir à de meilleurs sentiments xam ne secteur kenn du la xeexal yow yaay xeexal sa bopp ngeen taxaw def fi ñu toll nii ñoo ngi préparer benn journée sans transfert pour montrer à la population waaw maa ngi la koy wax journée sans transfert porte fermée kañ ngeen ko jàpp ban date dinañ ko si biir décembre bii ñoo ngi koy annoncé on va le faire pour montrer à la population. pourtant décembre dafa nekk mois bu bari. ay mais dinañu bëgg a woon population bi rek ñun impact suñu toogee 2 jours 3 fayuñu. milliards yi circulé ñu gis. utilité bu ñu léegi nit boobu di bëgg a liggéey. nga jàpp ko nag ne ko da ngay liggéey gratuitement. loolu moo mënul nekk. ñu koy annoncé nit ñi. prestataires du Sénégal préparez-vous au combat. daañu toppat wàllu gu ñu mel mooy décembre ngeen bëgg a def journée sans transfert. mooy tëj li nga xam mooy guichet yi. ni mu ko mën a waxee. kenn def retrait kenn def transfert. dara koppar gi ñu envoyé tam dana tax jaww ji kenn du ko mën a retiré. kenn du ko mën a ci am ngénte wala mu am soxla du jot xaalisam. waaw gis nga loolu bu yàggee tamit day waar. problème lay nekk da ngeen di perte am comme yéen itam de. waaw mais xam nga soo bëggee am dara. il faut nga bàyyi dara il faut nga def dara pour am dara sacrifice dafa am. ayca ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Ibrahima Khalil Ndiaye président RENAPTA. RENAPTA mooy réseau national des prestataires du transfert d'argent waaye itam ngay coordonnateur du cadre permanent de concertation des prestataires jaajëf ñu gërëm la bu baax a baax gërëm ñu nekkoon ci équipe technique bi la régie caméraman yeeg waa som ba ëllëg incha allah ci beneen Kanu Askan Wi beneen invité ak beneen sujet
jaa ngeen jëf. merci jërëjëf. merci beaucoup yàlla na yàlla fay.